asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñi suivre seen chaîne YouTube bu Reubeuss TV tey vendredi 17 avril 2020 dinañ leen indi seen situation coronavirus fii ci Sénégal ci Afrique ak fi nga xam ne ci monde bi ci dëkk yi nga xam ne ñoo gën a touché bu ñu jógee ci loolu dinañ leen indil coow li nga xam ne jamono ji ay scandale la yoo xam ne ñu ngi fii lëmbe Ndakaaru lëmbe Sénégal jëm ci licence de pêche yi nga xam ne ministre de la pêche Alioune Ndoye ñu ngi ko ci tudd turam jëm ci ay licence yu mu jël jaay ko ay chinois bu ñu jógee ci loolu ba tey dañuy des ci mbiru Alioune Ndoye ay conseils municipaux yu nekk fii biir Dakar Plateau ñu ngi continuer di ŋaññi doxalin bi nga xam ne moom la def jëmle ko ci partage yu denrées alimentaires yi fii ci Dakar Plateau. bu ñu jógee ci loolu tamit ñu leen indil coow li nga xam ne tudd nañ ci turu Diop Sy nekk transporteur nekk aussi député nga xam ne dañuy ŋaññi doxalin bi nga xam ne moom noonu la marché bi demee. dinañ ci déglu ay nit ñu wax ci ñu ñëw ak yéen ci xibaaru coronavirus yi tey vendredi 17 avril 2020 fii ci Sénégal sur 287 personnes testées 7 yi ñoo positif ci biir 7 yi 5 yi ay cas contact lañ suivi ñaar ñi nag issus de la transmission communautaire mu nekk loo xam ne muy continuer di jaaxal sénégalais yi ci digg bëccëg nag jot nañ fi information que am na 3e personne bi nga xam ne ñàkk na bakkanam fii ci Sénégal feebaru coronavirus depuis mardi 14 avril waa ji mi ngi am 63 ans dëkk Ziguinchor ñu ngi koy jaale waa Ziguinchor di ko jaale tamit waa Sénégal gi yëpp. bu ñu jógee ci loolu nag tey scandale bi gën a fës fii ci Sénégal dañ ci tudd turu Alioune Ndoye nekk ministre de la pêche ci ay licence yoo xam ne toll na si 52 yu mu jox ay chinois maanaam ay bateau chinois la ko octroyé waa GAIPES nag di ko kaas di crier au scandale. nekk loo xam ne bind nañ ci benn lettre ouverte adressé ko Sénégalais yi adressé ko aussi président de la République ba léegi ci mbirum Alioune Ndoye nekk ministre de la pêche aussi nekk maire de Dakar Plateau ay conseil municipal ñuy continuer di ŋaññ doxalinam jëm ci partage yu denrées alimentaires yi fii ci biir Dakar Plateau mu nekk loo xam ne tey dañ ciy déglu Baba Touré nekk conseil municipal fii ci Dakar Plateau ñoo na fii tey suñu biir studio wax li jëm ci ñoom leen metti ci doxalin Alioune Ndoye jëm ci denrées alimentaires yi dañ koy déglu moom Baba Touré. non dama ne Alioune Ndoye moom ren bi xaw ma dañ ko gëlëmal xaw ma lan moo nekk ci xelam xaw ma tamit grade bi mu monté dafa dem ba nga xam ne daf ko yóbbu benn niveau boo xam ne faaletul waa plateau parce que réalité yi am plateau je pense que ne Alioune Ndoye xamu ko bu ko xamoon dëggantaan njaay dina ñëw doxal boppam ci biir plateau xool parce que maire yëpp bañ leen wooyee dañu woo képp koo xam ne yaa ngi ci seen gox waxtaan ak conseil municipal bi ki conseil de quartier yi ñëpp woo leen teg leen ci benn groupe toog waxtaan ak ñoom mais moom deful loolu yëpp dafa jàpp ne moom Messi la Messi nag bu jàppee ne moom Messi la man ñooñu di wax ne ay ñooñu di tontu duñ suñu man doon ñooñu duñ sama interlocuteur ñooñu bokkuñu fu ñuy toogee bokkuñu fu ñuy waxee bokkuñu fu ñuy kiwee Alioune Ndoye en personne ñoo bokk coalition parti ñoo bokk Benno Bokk Yaakaar yow musoo yow nga bokk ak ay nit coalition benn saako ceeb sax mënoo leen ko jox te ñooñu jox la fexe ba jox la nga nekk ministre Macky Sall bu toppoon Alioune Ndoye du nekk ministre jamais de la vie parce que amul benn allié boo xam ne wala benn partisan wu Macky Sall boo xam ne Alioune Ndoye mos na ko defal teraanga. kon su ma la déggee bu baax dañ Alioune Ndoye daal dafa jël lépp akimoo ko daal di leen bàyyi ci ginnaaw. non daf ko akimoo ak famille PS wax bi mu gën a leer daf ko akimoo ak famille PS boolewu ci keneen ñun ay conseillers loo xam ne xamuñu lu xew. xamuñu lu kii boo ñu war boo moon suba nga ne ñu lan moo xew ci affaire ceeb dañ naan xamuñu. ba léegi dañuy déglu Baba Touré mi nga xam ne ko xam na ne bras droit wu Diop Sy la moom nag indi na ay leeral li jëm ci mbirum Diop Sy bi ñu tudd ci transport denrées alimentaires yi jëm ci yu ñu jëlee fii Ndakaaru di ko yóbbu ci biir région yi moom Baba Touré indi na ci ay leeral yu naññ jëmle ko ci waa askan bi dañ koy déglu ba tey. de toute façon lu ma si mën a wax Diop Sy en personne ñu ngi koy mbamba fu nekk ñi ngi coow lu ne. mais dafa gagné marché bi légalement parce que dafa soumissionné ci état bi entreprise am bu ñuy wax UDE la personne de Diop Sy amul solo lu am solo mooy entreprise bi nga xam ne moom la Diop Sy moom ñu def appel d'offre état bi def appel d'offre pour transporter aide alimentaire yi nga xam ne moom la ñu war a yóbbu ci àll bi pour jàppale Sénégalais yi te président décidé ko pour jàppale tous les Sénégalais yi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw 1 million de familles yi nga xam ne dañ leen war a jàppale. Diop Sy gagné benn partie ci transport bi maa ngi dégg ñu naan 6 milliards la benn loolu c'est faux c'est 1 milliard 800 Diop Sy gagné benn partie bi pour mun ko transporter commencé nañu liggéey bi depuis samedi passé bi mu ko gagné daf ko gagné légalement
am benn groupe de transporteurs yu taxaw ne dañ ko jox gré à gré ñenn ñi ne allié président la non mais Diop Sy sénégalais la comme tous les sénégalais Diop Sy état bi war na mën a def appel d'offre mu soumissionné gagné Diop Sy c'est pas la première fois muy gagné marché état gagné na ay marché état ay milliards yi milliards du benn yoon du ñaari yoon je pense que ñii di wax ne Diop Sy warul gagné marché bi dañu xamul lu bare parce que tamit Sénégal kañ la ñu waroon juger Diop Sy war a ñu am lu ñu ko war a wax dañu waroon xaar ba affaire bi passé ñu def évaluation mais jusqu'à preuve du contraire Diop Sy lu ñu ko sant mu ngi koy def mi ngi transporter ceeb bi di ko yóbbu si àll bi mu ngi koy yóbbu si gox-goxaani fu ñu toll nii actuellement nii à l'heure actuelle yóbbu na fu ñu toll nii 10 000 tonnes de riz yóbbu na ko au fond du Sénégal. ci monde bi nag coronavirus muy continuer di wéy di def ay dégâts yaakaar naa ni coow li ñëpp xam nañ ko coronavirus bi metti na trop imposé nañu boppam fu mu toll nii ba jamono yi ñuy wax ak yéen nii ci àdduna bi lim bi toll na ci 2,214,861 personnes yoo xam ne testé nañ leen positif ñi si ñàkk seen bakkan toll si 150,948 am na ñoo xam ne tane nañu seen lim toll na si 564,525 personnes yoo xam ne tane nañu ba léegi nag fii ci àdduna bi États-Unis nekk na pays bi nga xam ne moo ëpp ay cas coronavirus ñoom seen lim toll na ci 683,786 personnes testées positives 36,118 personnes ñoo si ñàkk seen bakkan mu nekk lim bu doy waar. fële ci Europe Espagne seen lim mu ngi yokk bés bu ne ba fu ñuy wax ak yeneen nii seen lim ñu toll si 188,093 personnes testées positives ñi si ñàkk seen bakkan toll si 19,613 fële ci Italie seen lim toll na 172,434 personnes testées positif au Covid-19 ñi si ñàkk seen bakkan toll ci 22,745 fële ci France seen lim ñu toll ci 147,121 personnes testées positives ñi si ñàkk seen bakkan toll ci 18,681 Allemagne seen lim jamono ji toll na ci 139,041 personnes testées positives ñi si ñàkk seen bakkan toll ci 4,193 fële ci Angleterre seen lim jamono ji toll na ci 109,769 personnes testées positives ñi si ñàkk seen bakkan toll ci 14,576 Chine nag nekk premier pays bi nga xam ne moo njëkk am cas de coronavirus seen lim jamono ji toll na ci 83,760 personnes testées positives ñi si ñàkk seen bakkan toll ci 4,512 fii nag ci Afrique continent bi nga xam ne fa la Sénégal bokk Égypte jamono ji nag moo ëpp ay cas contact coronavirus ñoom seen lim toll na si 2,844 personnes testées positives ñi si ñàkk seen bakkan toll si 205 personnes Afrique du Sud fan yi ñu weesu moo nekkoon premier jamono ji nag ñoom ñu ngi nekk deuxième toll si 2,783 personnes testées positives au Covid-19 seen lim ñi ci génn àdduna toll si 50 personnes Maroc seen lim jamono ji toll na si 2,564 personnes testées positives ñi si ñàkk seen bakkan toll si 135 personnes Algérie seen lim mi ngi toll ci 2,418 ñi si ñàkk seen bakkan toll ci 364 personnes mu nekk lim boo xam ne mu ëpp fii ci Afrique Cameroun di pays boo xam ne tamit ñoom ba léegi seen cas yi day gën a yokk seen lim mi ngi toll ci 996 personnes testées positives 22 ñoo si ñàkk seen bakkan kon nag chers internautes tey vendredi 17 avril lii lañ leen indiloon seen journal coronavirus ak scandale yi mu mooñaale indaale ko fii ci Sénégal ak fépp ci àdduna bi kon ñu leen jox di daje suba samedi incha allah rek 18 avril ci yeneen information jërë ngeen jëf.